ñi delluwaat fële ca Tivaouane Diacksao ak l'honorable député Fatou Bintou Ndiaye di jigéen ju nga xam ne macha allah wax naa leen ko jigéen ju man góor la foo ko fekk mi ngi ci terrain bi du nekk rek toog ci bureau wala entre quatre murs di liggéey lu muy liggéey moom ci boppam mooy wàcc ci terrain bi ànd ak tout le conseil municipal di def lu nga xamante ni bari na góor ñu ko mënul ndax day jàmbaar te bëgg ndam lool ci li nga xam ni moom la ko askan bi dénk parce que kaay ma jiite leen wóorul kaay jiite ñu loolu moom mooy li nga xam ne moom moo wóor kon madame l'honorable députée Fatou Bintou Ndiaye première magistrate de Tivaouane Diacksao ñi ngi lay nuyu madame le maire di la ziar di la bàyyi itamit nga waxtaan ak askan bi ci matuwaay yi nga xam ni jël nga ko ca Tivaouane Diacksao bi feebar bi duggee ak léegi président de la république déclaré ni ñoo ngi ci guerre moom mooy général bi waaye yéen ñi nga xam ne yéen ay chef de troupe yi muy les maires ñi nekk ci gox-goxaat yi kenn demul ngeen des rawatina yow ci Tivaouane Diacksao lan nga fa def bi mbas mi duggee ak léegi madame le maire. waaw lu jiitu d'abord Malick maa ngi lay sant di la gërëm d'abord di nuyoo gu am tàmbali te amul fu mu yem di jël nuyoo boobu ak nuyoo commune bi yëpp bu ma waxee commune bi du ma bàyyi conseil municipal bi du ma bàyyi bureau municipal bi du ma bàyyi population bi askan bi fu waay toll di góor di jigéen di mag di ndaw nuyoo yooyu yëpp may jël di ko delloo ci loxoy son excellence le président Macky Sall di leen jox seen wàccuwaay di leen masawu coono aussi di ñaan yàlla rek li fi dugg yàlla na ko fi yàlla jëlee ci kàttanu yàlla suñu borom ci mbaaxu Mohamed merci maa ngi lay jaajëfal boo ma laajee itam lu jëm ci mbas mi dinaa ci sawar a wax loolu dëgg la ndogal bu yàlla indi suñu kaw la mais aussi duñ ko koy nangul ko mais bu ñu paree aussi ñu jaamu ko ci mooy jàppale doomi aadama yi jàppale suñu bopp ba kenn du ci loru mbaa nga xam ne feebar bi du lor kenn donc maa ngi ñaan yàlla lépp luñ ci sumb wala ñu def ko ci yàlla nañ ko yàlla nangul man nag boo ma laajee ci mbas mi dama koy sawar a wax le 2 mars la fi dugg ci suñu réew mais le 2 mars bi mu fi duggee ak léegi man le 8 mars laa tàmbali boobu ak léegi noppalu ko wuma te li may wax nii dama koy wax sous le contrôle du sous-préfet ndax ci 8 mars laa njëkk a sensibiliser def sama 8 mars organiser ko mais ma def ko conférence jëmale ko ci corona bi itam xamal nit ñi ci biir sensibilisation bi lan mooy cet gi naka lu ñuy fexee ba set yan jumtuwaay moo wer pour ñu mën ko jëfandikoo ba mucc ci pandémie boobu itam yàlla dimbale na ma suturaal na ma def naa ci li ma mën nit du ne moo mën à 100% mais def naa ci li ma mën bay naa ci sama waar te ba dëgg nit du ma baisser les bras ndax feebar bi jógeegu fi li jiitu mooy indi nañu ay détergent ak i antiseptique indi nañu ay bassine pour nit ñi di ci mën a raxasu indi nañu itam ay javel ay madar ak ay savon nit ñi di ko mën a utiliser biñ ci jógee boobu ñu ngi waxoon entrée pénétrante yi ak marché yi ma indi itam produit bi nga xam ne moom la service d'hygiène war a jëfandikoo pour désinfecter marché yi wala bërëb yi ñu gën a soxla loolu itam maa ngi sant bu baax le commandant Babacar Diop def na ci liggéey bu mucc ayib ñëw na ci mairie bi désinfecté dem ci ñaari poste de santé yi jóge foofu demal ma police Sicap Mbao jóge fa demal ma sous-préfecture jóge fa demal ma brigade gendarmerie bu Thiaroye parce que nag ñun ñëpp ñoo bokk te bu ñu waxee arrondissement Thiaroye ci la bokk keneen ci la bokk ay nit nag bu ñu bokkee dara duñ koy daal di séddoo ku ci mën rek yóbbaale ki des man noonu laa ko doxalee bi ñu paree ci loolu boobu jàkka yi egseegul waxi jàkka yi egseegul ndax jumaa yi ñoo tëjaloon seen bopp ndax ragal jàngoro bi mais toog nañ ba moment boo xam ne soxla ñu encore wéet ak yàlla suñu borom pour ubbi seeni jumaa foofu itam ma wàccaat ci terrain bi gisee ak imam yi woo leen ñu fekk si ma mairie ma waxtaan ak ñoom wax leen ne jumaa yi dinañu ubbi mais dafa am critères yu mu àndal ñoom it ñu nangul ma ko ay la yéwén ñu wuy si bu rafet te boobu ak léegi coow amu ci ndax ubbi nañu ci jàmm désinfecté nañu jox nañ leen matériel te matériel bu ñu leen jox rek dafa ànd ak ay masque ndax masque bi moo lay protéger pour sa gémmiñ sa bakkan mais itam jox nañ leen ay antiseptique pour li nga xam ne moom la ñu def seeni loxo pour mucc ci jàngoro bi
aussi xamal nañ leen ne ci biir jumaa yi ku ci ñëw da ngay indi sa jaada nu nangul nu ko te booboog léegi wax dëgg neex yàlla dégguma ci dara loo xam ne lii day indi problème. beneen bi itam biñ toogaatee yàggul ñu ne ñu ngi jëm ci ubbitu école yi biñ jëmee ci ubbitu école yi aussi li ma war rek laay def ndax itam yaakaaruñu ku dul man ma yaakaar yàlla suñu borom te aussi yaakaar dafa fort te président daf ñoo sas mu yaakaar ñu mu am lu mu def waaye ay la yéwén ñu mën ko jàppale dimbale ko gungale ko ci mission boobu. foofu it ma daal di jógaat solaat sama dàll ànd ak sama équipe def ci sama doole ji ma mën ci école yi ma yàlla jox yépp nag muy privé muy public ba ci CM bi nga xam ne bokkul samay compétence sax dama ko ci boole ndax nag man bu ma xasee ba jóg xaw ma xàjjeeg seen waaye nag li nekk sama territoire rek loolu laay yóbbaale lépp lu ma ci yóbbaalewul borom na xam ne dafa bokkul ci man mais lu bokk ci man lu ne du ma am xàjjeeg seen loolu itam noonu laa ko defee ba barki dem mooy njaay ajjuma ma xam ne feebar bi bëri na kaa yaa ngi gën a bëri itam nit ñi peut-être que am na ñu mën a moytu mais am na ñoo xam ne ñi wax ak ñoom day xaw a métti ma xool it maternité yi ak poste de santé yi ci li ñu bokk te dama am maternité bu bees ñu war ko réceptionné ma dem uti samay lal itam manuma yàlla rek moo mën ma uti ko yàlla baaxee ma am ko ñaari poste de santé laa am ma seddale leen ko wax dëgg yàlla parce que jigéen ñi wasin dañoo war a nekk itam ñoom tamit ci anam yu rafet ñu protéger leen protéger bébé bi nga xam ne bu ko yàlla indee day gane si àdduna ma yóbbu leen lal yu mucc ayib yóbbu leen ay mat la yu bees yóbbu leen ay couvre mat la léegi nag li des aussi maa ngi xaaraat lu ci président tàyyiwul rek maay bàyyi faalam maay amazon am maa ngi ci gannaawam aussi lu nit ñi soxla rek soo ba jant soo man Fat Bintou maa ngi ci parce que nag jiit dafa metti waaye kaay yow la dara dàq ko buñ ne yow la itam taxul ñu ne yaa ko moom ay la yéwén nga daal ci jaamu yàlla suñu borom te bëgguma population Tivaouane Diacksao ñuy mujj wala ñu di leen dilim ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk mën a bañ a aar seen bopp ci jàngoro bi man nag maa ngi leen di ñaax toujours te aussi dinaa di leen ñaax toujours ba saa yu fi yàlla di jëlee feebar bi leneen li ma ciy tegit mooy li nga xam ne yàlla indi na ko président di ko def ci ñun di ñu jàppale toujours ministre de la santé mook équipe am ñu ñuy jàppale ay la yéwén damay ñaan ku nekk ci ñun bàyyi ci xel jàngoro bi jógewu fi tey la gën a bëri ñëpp tiit nañu man ndax xawma ko tiitul waaye man tiit naa man dama ñemewul sax corona ndax xawma luy corona ci këru àdduna bala muy ñëw fekk na nit ñi allergie ba pare ñi dañoo asma ñi yenn xet yi bëgguñu ko léegi moom bu ñëwee nga sëqat wala nga ñandu bu nit ñi ragalul yàlla rek duñ lay daw kenn du la ñeme donc yal nañ ci yàlla musal fépp fu mu duggoon ci réew mi wala ci àdduna bi yàlla rek luñ koy ñaan moo ko fi mën a jëlee yàlla nañ ko fi yàlla jëleel Malick man daal loolu laa amoon lu may wax ci feebar bi itam li ma ci mën keneen mën na ko ci keneen mën na ko ci mais doole yëpp nañ ko boole jàppale son excellence ak gouvernement jàppale le ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr muy ku yaru ku teey ku dal ki bëgg fi mu jëmit mais aussi ñu jàppale la sécurité parce que police bi nga xam ne wala gendarmerie bi nga xam ne wala militaire yi nga xam ne saa yu ñu xëyee fanaan ci biir guddi ci biir dëkk bi di sàmm nit ñi pour seen kaaraange aussi nañ leen jàppale mbir mi gën a yomb loolu daal laa ma lu may wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam madame le maire macha allah action yi nga def yaatu na pour loolu yëpp dafa bokk ci rek li nga xam ne moom la ñu tuddee prévention maanaam xobeeku balaa ngay lakkale malgré action yooyu yëpp tey au niveau de la commune de Tivaouane Diacksao ndax ràññee ngeen fa ay cas de Covid 19 bu dee waaw nan ngeen ko gérer. du ma ne man ràññee naa parce que luy nga ràññee muy kaa am ñu yëgal ko maire ba waaye sama dëgg rek laay wax. bi mu amee léegi kenn woowagu ma ne kaa am na fi maay nag teewul saa su nekk sama xale ngi ci maa ngi laajte bu ñu joxe itam information yi dama koy déglu waaye déggaguma benn yoon ñu ne ma kaa parce que léeg-léeg ñu ne jàmm gën dafa vague parce que mën nañu ne jàmm gën mu nekk jàmm gën si Kambaaw mën nañu ne kat jàmm gën mu nekk feneen jàmm gën mais toujours bu ñuy wax nañ ñuy préciser jàmm gën bi ñu mën a xam comme ça ñun tamit ñu mën a jël suñuy matuwaay mais bu ñuy wax dañuy wax jàmm gën rek léegi du ñu nekk di laajte fan la ban la kan la itam dafay doy waar te mënoo dugg rek foo xamul ngay laajte mais boobu ak léegi man madame la maire kenn woowaguma signalé ma ne ma sa gox bii tey dugg nañu kër sàngam waaye man daal li ma ci war ci kàttanu yàlla dinaa ko def mooy ñu ñaan yàlla ñu aarante bi mooy ñu wax leen naka lu ñuy def aussi ñu dimbale leen ci li ñuy aaroo
ba yàlla muccal ñu man daal ci loolu laa toll vraiment. alors président de la république jël dogal bu am solo teg ko ci loxo jëwriñ ji di monsieur Mansour Faye muy dimbali askan bi ci ay kit alimentaire au niveau de Tivaouane Diacksao ndax jot ngeen seen dotation wala yi tamit ndax waajal ngeen seen bopp bu dee jotagu leen pour distribution bi mën a mucc ay mairie bi tamit lan moo ci contribution madame le maire. xam nga Malick leen dafa am bala nga naan naam danga fay ne lekkatu kese du naxi béy. dëgg la. te bu lëg lekkee alam la ko gërëme coy te ay la yéwén nag président Macky Sall la luñ ci mën a am tey ba mën a toog di ko wax moom la peut-être dëgg la ndogal yàlla suñu borom ak mu neex aussi population bi waaye nag moom ak confiance bi mu am ci ñun ak considération bi mu am ci ñun moo tax tey ñu toog ci fauteuil bi te gëñuñu ñeneen ñi donc li ñu war duñ ko ciy def moom li ko war mu ngi koy def waaye ñu ni li ñu war duñ koy def man xaar moon Mansour Faye ñëw ndax boobu xamoon ne sax président dina joxe ceeb fekk na sama conseil municipal damay toogaat fii gërëm leen ñu baax ñu ma wékk ñu ma jox sama wàccuwaay sonaluñ ma benn yoon bala ñuy wax fekk na ñoom ci seen bopp ñoo proposé que ne naa woote conseil ma def ci nangam ñoom ñoo ko soxla te biñu demee ba ci conseil bi duñ ma ne duñu bàyyi dara des lépp naa jël def ko ci xeex ak jàngoro bi kon bu ma toogee fii sañ naa leen sant diisaluñ ma dara duñ ma yombalal coloration amu ci dara amu ci vraiment aw ma seen pay yàlla rek laa leen di bàyyeel loolu tax ma mën a jënd li ma jënd man jënd naa ay denrées yàgg na jënd naa 40 tonnes ceeb te nag ëllëg duñ may déglu te itam damay rendre compte du ma fi wax lu amul du ma fi wax chiffre yu ma téyewul 40 tonnes ceeb yooyu ma jënd fi ma ko exposé kilifa yi ko war a gis yëpp won naa leen ko pour ñu teg ci bët loolu bokkul ak li ñuy may loolu conseil municipal bi ak mairie bi ñoo jàppale maire ci budget am mu jënd ko muy 40 tonnes ceeb yooyu 40 tonnes ceeb yi ànd naag dëwlinam ànd naag sukkaram ànd naag eau de javel ànd naag savon madar ak antiseptique dara desul macha allah boobu ak léegi ma nga tëju woon li tax mënu ma ko woon laal nit mënul dig ne dalay may nga bëgg koo jiite yow di joxe dama doon xaar bu président ñëwee ñi mu ciblé ñu jox leen lay manqué war a des ñu ni ñu def suñu loxo ñu mottali waaye suñu dara manqué wul wax dëgg yàlla moom it li mu ñuy yónnee te mu jox ko Mansour macha allah egsi na ndax tey jii fi may wax ak yéen tey jii nii ci ngoon gi nii bu ma juumul est-ce que pare nañu sax yebbi lu jëm ci saabu bi pareeguñu tey fi may wax ak yow nii ñu ngi yebbi saabu bi te itam du ñuy fas yéene comme ceeb bi ñëw na suukar bi ñëw vendredi dawlin bi ñëw na tey jii saabu bi ñëw du ñuy bëgg loolu même bu pat bi ñëwul incha allah bu ñu joxee fiche yi moo nekk yi ñuy jox bénéficiaires yi ñu jublu ci séddale ko ndax du ñoo nekk ci asamaanu nawet ku nekk gis na démb ci guddi li fi fanaan te ñun suñu problème majeur inondation la ñun bu nawet jotee rek man Fat Bintou mënatuma nelaw mënatuma tëdd te démb asamaan si fanaanee ngelaw fanaanee taw te li ma war bëri na ci ndox mi te bëgguma askan Tivaouane Diacksao di dund ci ndox moomu kon il faut ñu joxe ko fii ak semaine bi di jeex bu pat bi ñëwee ñu dabalaat ko nit ñi déet séddale gi mën fi jógee ñu jëm ci leneen ci loolu laa tollu Malick. waaw séddale bi wax nga ko yéen conseil municipal jënd ngeen 40 tonnes sucre ak la cay ànd moo xam dëwlin la ak suukar ak javel ak madar ak antiseptique pagu état bi tamit bu ñëwee ciblage bi maanaam naka ngeen ko doxale pour xool ñi nga xam ni RNI bi concerné na leen ñi nga xam ni état bi moo leen war a jox ak ñi mairie bi war a jox ñi nga xam ni du am xàjj ak seen di ngeen def distanciation maanaam di ngeen def maanaam daal fexe ba ñi war a jot yëfu état jot ko ñi nga xam ne nag mairie moo leen di dimbali jot ko donte ndimbali mënul nekk benn parce que état doole bi mu am mairie amu ko. waaw madame le maire mani wax nga ko léegi conseil municipal joxe na 40 tonnes de riz ngeen boole ci suukar boole ci javel boole ci madar boole ci antiseptique pagu état bi également mi ngi ñëw li état di joxe ak li mairie di joxe bokkul liste yi tamit bokkul mais nan ngeen ko defee ba nga xam ni ñi ko war a jot te yelloo ko dinañ ko jot te ju am benn xaajaloo. waaw xam nga bala ñuy jëm ci ceeb bi ñëw. dafa am loo xamante ne li dafa wàccoon jóge ci sous-préfecture yi te loolu di jóge sous-préfecture yi day jóge ci gouverneur wàcc ci préfet yi wàcc ci sous-préfet yi
ñun nag ay la yéwén suñu sous-préfet muy Medoune Mboup dama koy santaat gërëm ko mook adjoint am ak équipe bi mu àndal au passage ku baax ku dëggu ku xam fu muy teg tànkam ak xamal ñu fu ñuy teg suñuy tànk ñun ñii ndax bi mu ñëwee ba tey umpaluñu dara ci réunion yi ñu ngi koy fekkee ñu ngi dem ñu ngi participer ba dara rawuñu ba loolu tax na biñ ci jógeek léegi foog naa bu ñu séddalee coow du am ndax nit ñu wàccele woon nañu ciblé noonu comité de ciblage yi au niveau des quartiers noonu lañu ko doxalee nit ñu waxee woon ñii njëkk am muy ñi nga xam ne bénéficiaire bourse yi la noonu lañu ko joxee ni nga xamante ni itam noonu lu ñu war a composé muy comité bi aussi noonu lañu ko doxalee couche bu ci waroon a fekkee bokk ci rek noonu lañu ko doxalee dem naa sax ba boole ci yeneen personne ressource yi nga xam ne ay doomi dëkk bi lañu pour plus de transparence ñu ñëw ñu fekke ko ñoom ñoo ko liggéey ñoo ko doxal bu séddale bi jotee aussi ci seen loxo lay jaaraat ñoo koy doxal ñoo koy séddale ay la yéwén ba ku nekk jot la muy jot fekk du ànd ak coow parce que nit buy mayee bëgg na bu mayee mu ànd ak teraanga te ki yëkkati ci alalam wala ci dooleem wala ci ñàkkam ba ne la am ne ko jërëjëf te waaw góor nit da koo bëgg ndax ku jaajëful yàlla kat doo jaajëfal ki ci des donc nañuy santante di gërëmante di joxante ay cër ba tax na nee naa la séddale bi mënuma lu dul delloowaat ko ñoom ci seeni loxo comité bi muy comité communal mu dellu ci comité de ciblage bi ñu jël bénéficiaires yi jox leen ku nekk am nga ticket maanaam reçu bu ñu lay jox pour wane na yow bénéficiaire nga da nga war a jot boo ko jotee dina am décharge boo déchargé dinañ ko jot ki la ko may ñu ñaanal ko yàlla guddal fanam ki la ko jox ñu ñaanal ko ëllëg lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén ki la ko jox ñu wég ko parce que coono la ci yanu mais itam ut joxe dafa metti lu toll ni am réew nga ni ñëpp nang leen jox dund du gaaw du mel nañ ko bëgg donc nañuy gëm suñu bopp ku gëmul sa bopp doo gëm yàlla da ngay gëm yàlla d'abord gëm sa bopp te xam ne bu doon yow na boo ko doon defi du gaaw lu gaaw baaxul lu yéex te baax moo gën ay lay wen na ñëw rek te bu ñëwee mu fekk la ci condition yu baax ba nga mën koo jëriñoo wala ba nga mën koo jëfandikoo man loolu mooy essentiel bi donc bu président joxe ba pare ni ñu def ba li président li dem du ànd ak coow ci loolu lu ñuy toppaat ba ñu des ndax bëgguñu benn frustré ñu jox la te ñu ngi ñaan yàlla mu mat ndaxte itam damay wax Abdoulaye Timbo maire de la ville de Pikine defal nañu ren lu rëy te man ku ma defal ma wax ko bi mu njëkkee jóg moo njëkk a yëkkati ku tolloog 5 tonnes maire bu nekk ci département Pikine mu jox la ko ak la muy àndal te ma ngi foofu ba tey population bee ko moom ñi ko war a gis nañ ko wan naa ko sous-préfet wan naa ko imam yi wan naa ko personnel u mairie bi donc ñun loolu rek lu ñuy ñaan yàlla luñ ñu may mu leer Abdou Karim Sall itam am na lu mayoon arrondissement bi am nañ ci 15 sacs ma nga mairie lépp population bee ko moom donc moo tax ma yaakaar ne bu ñu jëlee li président indi ñu joxe ko ñu jël li mairie indi ñu joxe ko boole ci li ñu Ablaye jox ak li ñu keneen jox peut-être que li ñuy desee du bari li mat yàlla rek moo ko mën bu manqué it yàlla ci yërmandeem ak suturaam yàlla nañ ko yàlla mottali ci foofu daal luñ toll waaw. macha allah madame le maire leer na nañ te tamit ni ngay doxale leer na leer gu nga xam ne macha allah dañ la ci gërëm parce que transparence rek moom moo am solo ci wàllu liggéey bi am na foo laal léegi fu nga xam ne am na solo trop muy wàllu mbënn mi ak commune bi nga xam ni foofu nga nekk wax nga ko bu ndox xësee laal suuf rek sa dootoo nelaw tey jii. donte président defal na leen ay facilitation pour décaissement yi du lépp la ñuy jël xanaa dugal ko ci coronavirus bi bàyyi problème yi nga xam ni moom ngeen di jànkoonteel rawatina mbirum mbënn mi nan ngeen di def au plan budgétaire bay di gérer li nga xam ne mooy maanaam mbiru wér-gu-yaram bi nga xam ne compétence transférée la ak mbiru mbënn mi nga xam ne moo teree nelaw waa Tivaouane Diacksao moo tax man la bi ma conseil municipal bi waxee maire bala nga naan naam danga fay nekk te saase laa leen ne jërë ngeen jëf waaye xam leen ne dam ñoo njaboot te àdduna dafa tëradi te leneen ak leneen day ñëw te saa yu xëyee soxla taxaw te bu ñu jëlee lépp def ko fi xamuñu suñu ëllëg te man Fatou Bintou gannaaw yàlla sosuma fen ci sama doole laa ne ci lay daw guddi ci lay daw bëccëg ndax kaay yow la dafa rëy te itam ku la jox wax dëgg yàlla boo ko jooytoo moom xamu fu ma jëm comme nag duñ ma jox ne ma yow la dinaa takkaat sama sër solaat samay dàll fu ma mën a am ba indi ba mën a sauver sama population ma def ko ñiy gëm dinañu gëm ñiy dégg dinañu dégg
loolu ci àdduna la àndal waaye nañu ñu baax ñi dégg nañu ñu baax ñi gëm li des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla suñu borom doomu aadama mënul fay nit yàlla rek moo mën a fay doomu aadama donc ñun du ñuy def rek te yàlla tax mais pay mi ñu ngi ko bàyyi ci loxo yàlla mais du ñuy bëgg waaw góor aussi waaw góor dafa wax man nag damay jigéen te dama nekk kenn ci département bi ma amee ko difficilement mais ci mbaaxu yàlla mu ñëw ak confiance su président Macky Sall waaye itam ma bëgg waaw góor pour delloo leen jukkal ñoom ñi tax ma doon li ma doon muy ci yàlla d'abord muy ci population bi ak moom président ak gouvernement ak soxnaam parce que nag ñoo bokk mission bi te bëgg nañu waaw góor bëgguñu ëllëg ñu ne Fatou Bintou ñu sempi ma may benn jigéen may am defet dama ragal defet toujours ma wax ko defet bi mooy man nekkuma ci moment tontu déedéet yàlla mënu la jox ngay tontu man dama bëgg néewi wax bëri ay jëf ay la yeween jëf yi ñu tuuti ñu bëri na nekk jëf yoo xamante ne yi bu doon ñaari doomi aadama ñoo ci teg bët dañ ko mën a seede man ci loolu lay wéy ci loolu lay dund donc ndox mi ñëw na ah macha allah ñu ngi ko naan mu ñëw ak jàmm ndax mënuñu toog aussi sans nawet mais na dëkk bi comprendre ngeen nawet gi yàlla moo ko moom te inondation bokkul fenn ci budget mairie amut mais dinañ ci béy suñu waar ba xeex ak ndox mi mooy kenn bañ ci loru ba boree génn wala war a dem doo mën a egsi sa kër te nag Tivaouane Diacksao war nañu sant yàlla am na moment yoo xam ne bu tawoon ñëpp jël seeni bagage toxu mais foog naa 2014 ak léegi toxu amatu fi bi ñu defalee bassin de rétention yi ba tey saa yu tawee lu mu foor nab bi jëlaat ko te ku nekk mën a toogaat këram te bu njëkk bu soobee benn soob nii mu wisee démb ak ngelaw lii bu fi dara nekkul woon tey ku nekk wëri nga lu yaas waaye léegi am naa yaakaar ne ku nekk sañ ngaa toog sa kër naan abal ma moto pompe wala ana mer abal ma benn hydrocureur mu dindi ma ndox mi ci sama buntu kër donc nañuy sant yàlla daal yal na yàlla xeeb dolli falaayam waaw sant yàlla yal na yàlla xeeb dolli madame le maire président dafa am lu am solo lu mu wax muy vivre avec le virus jamono ji gis nañu ni ñu bari dañu commencé daal bàyyeendiku ba port de masque yi ak distanciation sociale ak geste barrière yi respecté wuñu ko en tant que maire avec ME accent grave RE lan ngay wax njaboot gi ci maanaam Covid bi parce que jógee gu fi mënuñu tënk réew mi parce que réew mi réew mu néew doole la bu ñu tënkee askan bi day gën a metti ci ñoom président ni dem leen liggéeyi waaye nag na ngeen jël seeni matuwaay nan ban appel ngay lancé au niveau de ta commune et au niveau de la famille. man la ma leen wax rek laa wax de gis nga sama maska ngi nii li may wax moo tax ma génne ko gis nga ñoom ñi toog ñëpp ku nekk ak maskam te distanciation bi duñ koy respecté. couvre-feu bi itam bàyyeegu ma heure bu commencé dinaa woo commandant ne ko foo leen toll parce que nag man mënumaa dund ak jàngoro ragal naa dund ak jàngoro surtout jàngoro boo xamul tuuti na sew na te kenn mënu koo gis du ñuy làmb rek di ci jéem mais kenn mënu koo faj yàlla rek mënuñu ko fu mën a jëlal donc man de daw ba raw ci ngóor la bokk man de Fatou Bintou man du ma dund ak moom lu dul daw def liñ ma sant mesure de barrière yi geste de barrière yooyu ñuy wax man Fatou Bintou dama koy respecté te ku ma déggal ku nekk te nga nekk ci sama waaw muy ci sama biir famille muy ci mairie bi muy ci population bi ah yéen a ma jiital yàlla moo ma jiital nañ leen xeex ak feebar bi pour toujours ba saa yu ne jógee na fi amul dund ak moom jàngoro kenn du dund ak moom dafa mel ni woyu wala bandi wala ab sàcc wala ab dof kenn mënu dund ak moom donc jàngoro bi noonu la mel man de Njaay duma dund ak moom dinaa respecté lépp mais itam du ma yàqal ci sama liggéey lu bari am na fu may mën a toog dinaa liggéey te du ma dajale lu matul dajale ay nit daal du ma fi dajale kenn ku nekk na nga toog bañ naa ko personnel u mairie bi ba feebar bi commencé laa ko wàññi teewul ñu ngi liggéey itam lu ñu ci sant lu ne ñoom it comprendre nañu yombal nañ ma ko mais ba tey nee naa leen bu leen dund ak moom amul dund ak moom de respecté leen li ñu leen wax ngeen def ko donc maa ngi leen di sant ci laaj boobu dafay rëy ci man ndax nit ñi xamuñu dem leen dund ak moom rek ku nekk bàyyi maskam dem leen dund ak moom rek kenn dootu respecté dem leen dund ak moom rek ñu nekk lu leen neex man ànduma ci man Ndiaye waaw ànduma ci. am na solo lool madame le maire alors xam naa ni jàngoro la ju nga xam ni combat bi am na ñu ci jàpp ndax solidarité la ñu wax xëy na am na ñu nga xam ne jël nañu as tuut wala ku jëlu masque sax ni madame le maire maa la dimbalee lii ñu bàyyi la nga sant ñooñu ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw damay santaat d'abord ku ci mel ni sëñ Sidi alxuraan ndax ku nekk nag am na boor boo mën a faje
bi feebar bi yegsee moo njëkk a woote ne ku nekk na ñëw jël si lu mu naan ci biir këram pour xeex ak jàngoro bi parce que loolu la ko yàlla may xam-xam boobu la yore bay na ci waaram donc dama ko koy sant di ko nuyu au passage ku baax la te ci biir commune bi la ne di sant nag am na ay bonne volonté ñu ñëw même buñ ma ko joxul dem nañu yóbbu kon ñoo ñëpp man lu ñu jàppale man du caakin ko ñu andi ko ci man déedéet ku am na nga yóbbu mais nañ ko defal dëkk bi rek te ñu def ko fañ ko war a defee man la ma am dinaa ko yóbbu ba ñu xam ne lii maa ko andi noonu laa ko bëggee am na ñu yóbbu bari nañu maa ngi leen di sant di leen gërëm am na ñu ma andil tudd naa leen ñooñu andil nañ ma ba andil ma ceeb comme ni ma ko waxee ci Ablaye ni ma ko waxee ci Abdou Karim Sall ak ni ma ko waxee ci président Macky Sall ak nag tailleur yi nga xam ne ay la yéwén ñoo dëkk nag ci commune bi collectif des tailleurs bi ci marché Diamaguène bii kenn demul ñu des mais xale yi tailleur yi ñëw ci biir dëkk bi ku nekk apporté nga sa soutien masque yi ma yore yëpp ñoo ma ko ñawal te ku nekk la nga ñaw da nga cee andi dara même ci biir conseil municipal bi am na ñu ci nekk ay tailleur ci góor nag ak jigéen ñoom ñëpp ku nekk ñaw na andil ma ci dooleem te la ma ko fay tolluwul noonu donc dama leen di sant di leen gërëm mais di gërëm entreprise sama goro bi fi nekk Mbàkke Balla ay sa maa ngi koy ziyaar lu bari mat la yooyu ma jënd ak lal yooyu couvre yi ci nekk moo ko ñaw may ma ko mu ngi defar lu mucc ayib nekk ci biir dëkk bi mais faaw ñu dooleel ko parce que ki utti dërëmam moo xam ni mu ko amee andi di ko investir wàññil ñu chômage yu xale yi ci biir dëkk bi xale yi fa nekk yëpp xale yi dëkk bi la mu di leen tàggat amal leen nu mu bon bu weer deewee ku nekk la ngay mën a yóbbu sa kër yaay wala sa kër papa kooku jar na sant jar na gërëm mais jar na jàppale maa ngi koy oowaat au passage tàllal naa ko loxo goro la doomu dëkk bi la suñuy doom la téye suñuy jarbaat la téye dinaa ànd ak moom liggéey mais bëgg naa président dooleel ñu vraiment président nañu dooleel jigéen moo fi nekk mënumaa nekk benn jigéen ci biir département bi boo xoolee au niveau national may nekk benn jigéen ci ñoom may daw rek di këlli te ambulance bi ñu digoon Ablaye Diouf Sarr dig ma ko ba ma wax ko conseil municipal bi wax ko population bi jot na mu ñëw ndax maternité bi ubbi na li may uti dama koy uti rek mais li ñu ma war a jox nañ ma ko jox aussi man mënuma yuuxu mënuma ñaan tamuma ko mënuma dox te bëgguma leen divertir waaye aussi damay bëgg ñu bàyyi xel ci man te bàyyi commune bi nag mu dal lu mu ñu jox mu war a jëm ci ñun mu am nañu ko defee man xuloowuma njaay xeexuma taluma ko ku yàlla yen du xeex ku la yàlla yen du xuloo man li may xuloo mooy lan indi acte yu rafet yu noble yoo xam ne dëkk bi ëllëg ku ko gis wala ku ko dégg mën ko saluer man Fatou Bintou ci loolu laay dox ci loolu laay yëngu li des lii gudd yàlla moo ko yore lii gàtt yàlla moo ko yore nañ delloo suñu bopp ci yàlla mën a ji jaru ko bala nga naan mën a nga doon dara ba def fa dara bala nga naan mën a nga doon dara ba yàlla teg da dara kenn mënu def sa bopp tur ak woy ak daraja kenn du ko jox boppam yàlla rek moo koy jox nit nañ delloo suñu bopp ci yàlla jërëjëf madame xam ne bu Fatou jotee ki Bintou war a doon day Ndiaye doon maa ngi sant nag sama premier adjoint di sant sama deuxième adjoint di sant sama cabinet sama directeur de cabinet sama chef de cabinet sama équipe samay agent sama présidente mouvement des femmes mooy réseau de des femmes de la commune de Tivaouane Diacksao Aïssatou Sala moo équipe bi mu àndal du ma lim bu ma limee ñu ne ma ngay lim ay mbokkam sant naa jigéen ñi Tivaouane Diacksao fa mu commencé ba fa muy em sant samay ICP sant samay délégué de quartier sant samay imam sant association sportive yi sant bépp couche bi fi nekk jërëjëf madame le maire jërëjëf madame Fatou Bintou Ndiaye mooy tey nekk suñu invité muy maire Tivaouane Diacksao l'honorable député di jigéen ju jàmbaar di jigéen ju nga xam ne moo mën góor gis ngeen ko tey ni mu waxee rek macha allah ku ko gis xam ne mi ngi def liggéey bu mucc ayib nañu ko jàppale monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ambulance am bi nag na dem parce que barki Dembo Ndiaye la ubbi maternité bi équipé ko kon nag ku def loolu ñu war laa mën a jaajëfal war laa mën a jàppale.